ngi leen nuyu di leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellu si ñu am mbégte nag nekk fii ci Fass Delorme en face canal bi defe naa c'est la première fois mu ñëw fii et li ko waral mooy ki nu invité nag duma si jël temps bu bari dama leen di bàyyi rek xam naa sax jot ngeen si seen tuuti ci making of bi def naa noonu lañ koy waxee yéen Khadim Cissé kon dama leen di bàyyi rek ngeen xool tuuti moom suñu invité la muy waxtaan ak yéen ubbee ko émission bi ñu daal dellusiwaat tout de suite. man la Modou Diagne Fada président les démocrates réformateurs LDR Yeesal député assemblée nationale nekk tamit njiitulu président conseil départemental bu Kébémer. ancien ministre coordonnateur de la coalition Disso am naa quand même ay nekkoon député bi mooy sama ñeenteelu mandat depuis 98. Biologiste là de formation. nu musuma ko exercer nag mais du man dong nag bari nay démographe ki diplomate de carrière yu nga xam ne musuñoo exercer parce que métier politique àndut ak lu bari. piscine moom léeg-léeg nga dem génn waaw mais plage nag par contre yaakaar naa ñoo ngi fa gëj 93. xam nga attaaya nag bëggoon naa ko mais dama bàyyi attaaya nag léegi 84 boobu maa ngi doon def maa ngi doon wut DFM Diourbel 83 84 82 ku mu bëggoon attaaya la mais 84 nag laa bàyyi attaaya wante nag bëgg naa infusion bu guddee waaw infusion ma bëgg naa ko mais duma naan attaaya. lakk jën ndax nag jën moom lañ gën a conseillé ci nit yàpp moom ku ko mën a wàññi ko rawatina bu guddi bi nag surtout nag bu bari bi graisse. non saraxa dama koy def bu yàggoo rek barki démb rek sukkër man sukkër rek laay saraxa ma ñaari soxna la am ñaari kër. am naa auto député bi ju jeex am naa auto député bi ñu commencé yor naa ñeent la dama allergique ñaar yëpp moo tax cuuraay li dama koy seet parfum bi aussi damay seet composition bi bu baax a baax bi ma def Jaguar la sama benn xarit bu jógee États-Unis moo ma ciy indil na ma benn jeexul mu indilaat ma beneen te jógee na États-Unis barki démb nee na ma beneen ñëw na donc temps yi ci Jaguar laa nekk. waaw ma nga noonu sunu invité kon Modou Diagne Fada la di njiital LDR Yeesal ñu am mbét nag mu dalal ñu fii ci permanence su partem moo nekk kon Fass Delorme en face canal bi nag xaw ma canal nan la. canal 4 voilà canal 4 dama xaw a nekk seer mais canal 4 la daal donc ba ma ñëwee fii nag ci permanence bi. li ko waral mooy xam nga rek ku ne Modou Diagne Fada jamono jii li mu ŋànkee actualité bi fort na bien que temps yi sa poña baa ngi commencé desserrer tuuti waaye nee nañu yëf moom da nga koy dàbbali pour mu gën a safaat monsieur le ministre ndax ministre nga fi àddunay yoon nga njëkkee député nekk nag wax naa la ko sànq plus jeune député du Sénégal loolu raaya la boo xam ne yaa ko gàddu te nga dugg ci histoire Sénégal ci noonu nga nekk ministre également nangami yoon yor ay ministères yu ay départements yu am solo ba tax na daal malgré ce jeune âge bokk nga ci histoire politique bu Sénégal ba tax na kenn du naatable ne kàngam nga ci wàllu politique ba tax na tey ñu ñëw seet si la fii ci sa makkaan nga fas yéene waxtaan ak Sénégal ci sa actualité ak actualité biir réew bi ñu bàyyi la nga nuyoog ñoom. jërëjëf Aïssatou maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant di amaat contenté di dellusi ci sa émission. te chaque fois rek nga am foofale
donc boo génnee di innover. ñu lay dalal fii suñu permanence nationale bu canal bu Fass Delorme nekk ci Fass Delorme canal 4. di am mbégte di nuyu téléspectateurs yi. di leen wax rek comme ni ma koy faral di waxee réew mi moo ñu tax a jóg lépp luñ fi wax te mu jub yàlla ñu ko bokk. lu ci dëng ñu ngi koy jégalu d'avance. waaw néew na nag ngay wax lu dëng wax naa la ko sànq hors antenne nee na fa nga rootee tax néew na lool nag ci nga wax ci daal nga wax erreur wax naa la ko sànq tamit ba tey hors antenne ne la man sa couleur bleu jaune yi nga jël du couleur yoo xam ne da nga ko judduwaale da nga dafa am foo ko importé fi nga ko importé mooy parti bi nga jógee bëkki démb di PDS ndax dafa naan nag vraiment nag monsieur le ministre nag boo demee ba jógee benn parti dafa mel ne comme man ba ma jógee Walfadjri dem TFM yóbbu ma dara Walfadjri mais yow jóge fee ñëw fii jël seen bleu jaune mboq mi dama des si fee am na mboq tamit yow da nga def yëfu nandite comme ni ma la ko waxee da nga yaa ngi nekk nandite doom yi nga kii nga seppi def ko ci leket daal di jël bleu ciel def ci jël jaune def ko donc yow affaire li kokkaliwaate la wala ñaawalaate la wala njoos la wala ni ñu ko mën tuddee daal li nga def nii non du dara ci loolu dañu bëgg a wane rek ne PDS lañ jógee te loolu dañ ci fier ndax dañu jàpp ne école la école bu mag a mag ci wàllu politique ñun bokkuñu ñi nga xam ne dañu jógee PDS rek bëgg loolu fay kenn dootu leen waxati waxu PDS kenn dootu leen waxati waxu Ablaye Wade déedéet ñun bëgguñu loolu moo tax bi ñu waxtaanee suñu biir ñu ne nañu jël couleur bleu jaune bon seulement nag bleu yi bokkuñu couleur PDS bleu clair la yow cuubaat ko yokk couleur bi waaw ñun ñu yeesalaat couleur bi cuubaat ko ba mu gën a foncé mu nekk suñu bleu gën a tàkk nekk suñu bleu gën a bees daal ñu ngi yeesalaat ko noonu la ñu def alors jël leket nag yaakaar naa ethnie yi nekk Sénégal yëpp xam nañ ko pël xam na ko wolof xam na ko naar xam na ko te léegi itam dafay law gardien bi mooy dañu bëgg suñu parti di law dëgg la alors ñu jël mboq mi waaw PDS amoon na mboq mais gubu mboq la amoon waaw gubu mboq nag bala muy am njëriñ dañ koy bojj dëgg la waaw bojj ko ba mu mel nii moo tax ñu jël gub bi bojji ko sol ko ci leget gi loolu mooy suñu symbole parti moom la ñuy xàmmee. waaw loolu man Modou Diagne Fada ñu profité na gërëmaale tamit say ñoon ñi fi ne ñu leen gërëm bu baax ñoom tamit ndax kenn ku ne am nga loo bàyyi ñu assister tey ci émission bi te xaar bi yàgg na bu ko defee nag Modou Diagne Fada ñu dugg nag ci xolu émission bi ñu dooree ko ci laaj boo xam ne Sénégal yi bëri donte tontu nga ci ñi ngi koy xaar nga gën koo xóotal mooy ba nga jógee parti démocratique sénégalais da nga créé sa parti bi di LDR Yeesal ku créé parti te yow yàgg nga wax loolu bëgg dara tax te bëgg dara mooy natt sa bopp ci ay élection loolu sax nga tàmbal leen ko ñoom ndax ba nga nekkee PDS bàyyi woon parti bi mais ba nga amee réeroo ak ko jiite da ngaa génn créé waar bi dem législative am député ya nga fa am kon moo tax ba nga yëkkatee LDR Yeesal ñu bari jàpp ne foofu ngay jaaraat naam dem nga ci ay législative yu passé dem nga fa ba nekk député tey ginnaaw ga ñu doon xaar nga nekk candidat nekkatoo candidat bala maa dugg nag ci lu gën a xóot mooy lan nga mën a wax sénégalais yi li tax ba nga demee ba natt sa bopp ci législative ba sénégalais yi fal la ba nga nekk député pourquoi nga interrompre processus ba la mënoon may nga toog tey président de la république. waaw maa ngi lay sant ci laaj boobu dëgg la parti bi ñu ko créé ñu ko créé le 7 mai 2016. ñu dem déposer suñuy dossier à la préfecture le 21 mai 2016. ñu am suñu récépissé le 21 septembre 2016. dëgg la kon bi ñuy dem ci élection législative yi amaguñu woon 1 an. d'existence légale. mais ñu xam ne parti boo ko créé pour dem ci ay wote la te lu ko jiitu même bi ñu amagul suñu récépissé élection au conseil des collectivités territoriales jot dañ ci bokkoon sous la forme d'une coalition pour wàññi ñaata conseils municipaux départementaux moom la ñu am te fekk boobu ñun suñu parti musul bokk ci ay élections locales ñu dem ci élection au conseil yi am 650 voix mooy 650 conseillers municipaux et départementaux mu nekk lu nga xam ne lim bu am solo la ci parti bu nga xam ne mu ngi soog a juddu élection législative aussi jot
lu ko jiitu. élection yi ñu wër Sénégal. yaakaar naa département bu ñu demul bariwul. xam naa ne département Dagana Podor Matam. la ñu jotul woon def ak Bakel. bi ñu demee ci élection législative yi d'abord dañu bëggoon bokk ci coalition man ko taxu Sénégal. parce que dañu jàppoon ne opposition bi yëpp dañu waroon nekk benn. pour am benn liste. malheureusement loolu mujjul sotti. ñu demal suñu bopp. dugg ci àll bi. doon wuti ay député. yàlla suturaal ñu parce que xam ngeen élection législative yi ñu passé ni ñu ko organisé ci réew mi ñeent fukki liste ak juróom-ñaar. dafa jafe woon. nit ki mën ci retrouver wu. mais malgré tout ñu dem am ci résultat yu honorable parce que honorable rombul ñeent fukki liste ak juróom-ñaar. nga jël juróom-ñaareel ba. maanaam nga raw ñeent fukk. dëgg la te fukk ak ñeenti liste rek ñoom ñoo yóbbu député à l'Assemblée nationale. fukk ak ñeenti liste. ñoo yóbbu député à l'Assemblée nationale yow nga nekk juróom-ñaareel bi. donc juróom-benn rek ñoo la raw. juróom-benn yi la raw ay coalition lañu. natt nañu dem nañu xool nañu gis nañ ne sénégalais yi am na fu ñu teg sénégalais yi bàyyi nañ ñu xel. mais pour ñun message bi ñu lancé mooy yéen ñorogu leen xaar leen ba ci kanam. ok alors comme xam jàpp nañ ne loolu la ñu sénégalais yi wax nag ñu ne léegi nañu wut a xaar ba ci kanam. ñu soog a samp. mais lii ñu taxaw tey suñu posture bi ñu taxaw posture yu jàppale président Macky Sall pour mu falwaat wundul wax ne dañu renoncer à nos ambitions. wundul wax ne dañu sey ci biir Alliance pour la République. dañu jàpp ne toll nañ fu nga xam ne rek xool nañu situation bi. analyser nañ ko gis ne daal. des na def waaw ñëw ne dañuy nekk candidat 2019. pour ñun teel na tuuti. ñu ne nag nañ ko bëttal. ba ci kanam. ba nga nattee sa bopp déglu Sénégalais yi xam ne dafa teel si yow ndax loolu tamit c'est la première fois ma dégg ko man nit ku ko reconnaître am na ñoo xam ne dañuy préférer force mur force barrage dem résultat bi ñëpp di ko toog di ko xaar ay zéro nangam ñoomin seen mais li nga def tamit wane ne rek ne li ma yàgg wax rek doo cuune ci politique kon ba nga décidé ba nga xamee ne teel na si yow nga teg sa candidature ci présidentielle da nga fi annoncé ay genre casting lañ ko mën tuddee pour xool ana kan nga mën a jàppale ci présidentielle yooyu lay nga wax nag ne profil bi daal en tout cas foog mu nekk libéral comme yow ñooñu nag li nga jotagul wax mooy ñan nga ci jot a dajale ñooñu lan lañ la wax lu la convaincre ba nga décidé ne yow ak ñi nga àndal da ngeen di dem sànnil carte président Macky Sall. waaw xam nga bi président Macky Sall ñëwee seet si ma ci xew bu tiis. mu jaale ba pare daal ne ma nag su ma sañoon ngeen ñëw jàppale ma. dama ko tontu ci saa si ma ne ko tey bisu dëj la. du mënuma fi wax waxu politique. wante li nga wax parce que booba fekk na invité naa sama waa parti waa membre comité directeur yi ñu fees fa dell yaakaar naa am ëppoon nañ fa 120 wala 150 personnes ñu toog. ma ne ko mais bu ñu rombee lii. daañ ko teg ci taabal ji ñu waxtaan ci. bañ ko rombee. ñu daal di woote comité directeur mooy leen lii la président Macky Sall wax. waa parti bi ne ma mbir mi daal sérieux bu nga xam ne comité directeur nga xam ne 100 personnes wala lu ko ëpp ñoo fa nekk mun ñu toog rek ci benn séance. ñu càmbar ko jël dogal. nañu jël mbir mi ñu dénk ko commission orientation ak stratégie. nga xam ne ay kàngam ñoo fa nekk. lim bu ndaw ñoo fa nekk. pour ñoom ñu càmbar ko saytu ko seet ko. ñooñu daal di jël dossier bi jël ko pendant 15 jours woote réunion waxtaan demander information. ñëw ne daal ñetti mbir moo fi mën a nekk. soit parti bi am candidat boppam. soit ñu jàppale kenn ci opposition bi. soit ñu jàppale ñu jàppale candidat pouvoir bi. ma ne leen kon nañu tabax benn circulaire. ñu daal di bind benn circulaire. yónnee ko fédération yi nekk ci biir parti bi. ne leen waxtaan leen librement ñett yi bu ñu ci war a def bàyyi leen 1 mois. ñu nekk ci waxtaan. ñoom bi ñu waxtaanee ci tënk. ñu ne ma ñett yi ngeen wax daal. président xam nañ la. wóolu nañ la. yow yaa nekk suñu kanam. xam nañ ne yi tamit looy dogal lu nekk da nga ciy jiital intérêt réew mi. da nga ciy jiital intérêt parti bi. ñett yi boo ci dogal parti bi ànd ci ak yow. loolu la ma bureau politique tontu ci ñi ëpp
bien sûr am na ñu nga xam dañoo yëkkati wax ne non 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 yow da nga war a nekk candidat comme étudiants yi comme waa Foundiougne comme ñeneen ñu jóg ne non 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 da nga war a jàppale candidat opposition bi. ñeneen ñu jóg ne non 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 da nga war a jàppale directement Macky Sall. mais ñëpp daal dañu wax ne óolu nañ la duñ la jiital di la fakastal. analyser tasanteel ak candidat yi waxtaanal ak ñoom loo tënk ànd nañ ca. ma ne kon baax na ba mu daal def benn résolution daal ne parti bi nee na bépp candidat d'obédience libérale. bu nga xam ne soxla nga ñu. parce que tamit du ñu dem fëgg buntu kenn. ñun dañ ne bépp candidat libéral bu nga xam ne soxla nga ñu. boo ñu invité pour ñu waxtaan daañ ñu toog ak yow waxtaan ak yow ci programme. ban programme nga na ma def bu la yàlla joxee réew mi 2019. ñu daa def noonu. am candidat yu ñu woo président Pape Diop ñu wax dem toog ak moom waxtaan ak moom mu recevoir ñu ci conditions yi baax parce que moom tamit suñu mag la. te dañu am ci moom wekk ak respect. ñu jóge ca président Idrissa Seck yónnee ma ndaw parce que booba dafa tukki woon ma waxtaan ak ndaw li ba mu ñëwee itamit ñu jokkonte téléphone waxtaan bu baax a baax. président Macky Sall woo ma daal di def communiqué Babacar Ndiaye bi moo def communiqué daal ne tey bis sàngam heure sàngam Modou Diagne Fada dina tasante ak président Macky Sall ma dem waxtaan ak moom. ñu def ñaari waxtu waxtaan wa neex lool ma interpellé ko waaw lii waaw secteur bii waaw lii nu mu doxee nii lu ma ko wax lu nekk mu ni ci ay tontu yu leer. ba ñu génnee ma def déclaration ci waa micro RTS yi ne leen waxtaan na ak président Macky Sall ñu ne waa léegi da nga koy jàppale wala ma ne déet. man kan ndaw laa woon sama parti moo ma yónni woon foo ma delluwaat ba ci parti bi. ñëwaat ba comité directeur ma defalaat leen compte rendu. waxtaan ak ñoom. ñu apprécier contact yi ma def yépp ak la ma fa jëlee yépp ñu apprécier ko ne daal président daal lañ la waxoon dem lañ lay wax rek ñun daal jox nañ la mandat. foo jëm daal parti bi dina fa jëm ak yow. ma toog ma ne comme waxtaan nañ ba pare. nañ toogaat ba xam yeneen candidat dañu woom déet ñu toog. Habib Sy ñëw seet si ñu waxtaan ak moom parce que libéral la te nee na candidat la ñu waxtaan ak moom ba ñu demee nag maintenant ba jëmi jamono xam naa ne yëf yi xaw a yeex président Sall envoyé ñu waat délégation conduite par Mimi Touré ñu recevoir ko fii suñu permanence mu ñëw ànd ak Oumar Youm directeur de cabinet wu président de la République ak ñeneen ñu ñëw tasante mani tamit ak ñi nga xam ne ñoom laa seqal parti bi ñu waxtaanaat tëggaat waxtaanaat te loolu nag dafa ci am solo parce que loolu dafa mel ne président Sall en tout cas yi fi ñor na ko président Sall am na suivi ci li muy wax ak nit ñi te loolu mu def yeneen candidats yi kenn xalaatu ko ba def ko ñu ne kon xañ na kii moom ñun ñor nañu ko ñun saf nañu ko ñu commencé nag di xool est-ce que duñu ànd ak président Sall wala déet. bi ñu xaaraatee ma woo ko ma ne ko léegi daal mbir mi toll na fu nga xam ne gëm naa ne daal am nañu penchant pour mën a ànd ak yow. principe bi mën nañ ko acté waaye nag looy def lu nekk day am seede. dama bëgg nga recevoir suñu bureau politique bi yépp moom te mu nangul ñu loolu. vendredi bële xaw ma ñaata fan ci weer wi. mu recevoir 600 et quelques personnes. yi nga xam ne ñoom ñooy bureau politique bu parti bi. responsable yi wax mu tontu leen lab leen tontu aussi dal seen xel. bañ fa jógee nag ñu ne ko yow la ñuy jàppale donc processus bi noonu la. moo ci gënoon a farlu ci kii bi et puis moo ñu gën a wax ci wàllu programme. lu nga xam ne daal dal na sunu xel. léegi nag moo ñaan Fada. ma bëgg a ñëw tuuti rek ci li nga wax président Macky Sall processus bu gudd la président Macky Sall tegal la ci taabal bi loo xam ne dal na sa xel. ci par rapport ak yéeneem ci réew mi ci loolu nag man dama doon xaar ku mel na yow nga ni ma ci bilan président Macky Sall dégg naa la yow nga ni comptable loo ci bilan bii mais quand même munoo ne boo demee ànd ak nit même bu dee munoo compte munoo ne xam nañu ko xëcc olof munoo nekk comptable évidemment de ce bilan là parce que bokk ci ñi ko exécuté am na tamit ñàkkul mu am lenn loo xam ne mun nga wax ne côté bii de xaw na ma fa convaincre xaw na da sama xel moo tax ma ànd ak moom. waaw loolu wax nañu ne bilan bi nous ne sommes pas comptables. loolu dëgg la rek. maanaam nekkuñu ci ministre nekkuñu ci directeur nekkuñu ci acteur. acteur bilan bi mais loolu wundul wax ne bilan bi positiful. parce que nag bu bilan bi positif lool
duñu ko jàppale. c'est parce que le bilan pour ñun est positif te nekk na lu nga xam ne yi tamit bilan nag moom day am point positif am point. actif passif point négatif. mais jàpp nañu ne daal point positif yi. ñoo ëpp fuuf li nga xam ne mooy point négatif yi te li mu wane yi tamit parce que tamit xam nga ko xool gis. xam nga li tax ñu ànd ak moom. ci tëgg. convergence programmatique la. maanaam ñu bokk programme. cohérence idéologique. mooy ñu bokk idéologie. beneen bi c'est le bilan. qui nous semble être positif. Et ensuite la pertinence du programme qu'il va mettre en œuvre bi mu war a doxal diggante 2019 ak 2020. d'accord léegi comme wax naa léegi fii damay xaw a accélérer tout ndax temps bi damay jox ay affaires yu sew yoo xam ne danga ma naan waaw wala déet ñu dox. est-ce que Modou Diagne Fada en 2012 yaa ngi fi maa ngi fi président Macky Sall promettre nañu ñun Sénégalais yi ko war a voter taxaw jàkkaarloo ñun nañu naa def lii naa def lii naa def laa boobu yow citoyen bien que yaa ngi ci beneen wàll ga est-ce que gis nga ni ci 7 ans yi daanaka président Macky Sall respecté na lim ñu duggoon waaw wala déet rek. laa déet non mënul nekk waaw wala déet. déet fii moom doo déroulé nga sànq. waaw du ma déroulé mais en 2 secondes. am na ci yu nga xam ne. respecté na ko. comme am na ci yu nga xam ne xaj na. respecté wu ko. non mais jàpp naa ne infrastructure yi. li ma wax léegi. prolongement autoroute bi à péage bi. Ila Touba bi. parce que Ila Touba bi tamit lu am solo la. terminer les travaux yi nga xam ne mooy aéroport Blaise Diagne te tàmbali ko woon nag président waa da ko tàmbali woon. mu terminer ko donc. emploi yi aussi am na lu mu ci def donc jàpp naa ne am na lu nga xam ne sàmmonte na ak léegi lan la sàmmontewul ak kàddoom xam nga nag Aïssatou Sénégal ñi ngi lay seetaan Sénégal yi may seetaan àddina ngi lay seetaan diaspora ñi ngi lay seetaan mais nit aussi dafay conséquent waaw mooy sunu candidat Macky Sall waaw li mu sàmmontewul ak ñoom dañuy bàyyi ba tasante ak moom mooy daal face to face kon yow ñu wax ak en d'autres termes daal ay baax-baaxam ngay wax. non parce que mooy sama ay manqué am. non xam nga nag léegi nag Sénégal yi tamit war nañ ma nangul ne fi mu toll nii mooy sama candidat. waaw lu rafet ngay wax daal. li baax daal ci lay insister. waaw li nga xam ne nag dafa sikk. waaw su ma jàkkaarloog moom. waaw face to face. comme sa émission bi. waaw ma ne ko nangam ak nangam ji daal jàpp naa ne sikk na te wax naa ko. biñ jàkkaarloo. waaye nag du nekk lu nga xam ne dañ koy tasaare dañ koy wasa parce que kenn am sa bëri yi tamit nag. di xëcc tànkam. ok loolu foofu moom Sénégal yi laa lay bàyyil. ñu juge léegi beneen bi mooy ba tey ci bilan bi mooy est-ce que gis nga ne président Macky Sall mu fi ñëwee ba léegi lu ñu tuddee liberté démocratie yu mel noonu def na si ay jéego moom. waaw xam nga foofu tamit am na ay rëq-rëq. c'est vrai que am na manifestation yu bari yu ñuy autorisé. c'est vrai que am na manifestation yu bari yu ñuy bàyyi muy def mais xaj na à sa place man duma tere kenn ku bëgg a manifester. tant que manifester woo jëm palais. wala tant que manifester woo pour toj wala pour yàq. amul problème li waxal parce que quand même léegi nit ñi sont suffisamment responsables ba nga xam ne ku wax njaaxum sax. yow yaay perte. devant l'opinion. d'accord léegi ba ca des mooy situation économique réew mi comme meeg ñoomin seen xale yi ñi nga xam ne amuñu liggéey chômage beeg ñoomin seen est-ce que gis nga ni président Macky Sall def na fa ay jéego yu am solo yu aaju ci faj yooyu lee. xam nga problème mu chômage. ci dëkk bu mel ne suñu bos. c'est une question complexe. bu nga xam ne. régler ko dafa am ay mesures yu mu laaj. il faut d'abord ñu xam kan mooy chômeur ak ku dul chômeur. il faut ñu xam ñaata chômeur la ñu am. il faut ñu xam système bi ñuy def en place est-ce que danañu mën a may ñu am adéquation diggante formation. ak emploi. loolu sont des problématiques yu nga xam ne xaj na réewu Afrique yi réglé guñu ko. boo leen déggee ñuy wax dañ naan def am nañu 400 000 emplois. am nañu 360 000 emplois am nañu nangami emplois mais ba léegi. parce que ñun nous avons une population jeune. te suñu chômage bi ñu am léegi dafa nekk chômage li may woowee chômage de qualité. maanaam ay bacheliers ñu am. ay licenciés ay bon ñun maîtrisards lañ doon wax léegi xaw ma ay master la ñu am. yooyu waruñu bàyyi muy dajaloo cim réew. parce que chômeurs yu nga xam ne dañu am xel. chômeurs yu nga xam ne dañu jàng. chômeurs yooyu nañu fexe ba réorienter ko ba nga xam ne ku génn ci université yi. ñu dugal la bërëb yu nga xam ne da ngay formé wu pour am métier suñu paree ñu mën la roof fenn te nit ñi aussi nangu ne administration ñëpp mënu fa liggéey. état ñëpp mënu fa liggéey. ñu nekk ay entrepreneur ay libéraux la ñu war nañu gën initiative privée. kenn ku nekk la nga jàng
nga jéem ci am taxawaay bu nga xam ne non seulement da la may yow nga dund si mais da nga ci dundal yeneen askan. waaw alors Modou Diagne Fada boobu mat na ba ca des mooy gis naa bu baax ci biir presse bi ngay insister ci ne alliance nga def transhumé woo foofu nag xam nga man sama tubaab sax dafa mooy loolu tubaab bi dese naa leer. dégg nga ko de dégg nga tubaab de xam nga li ma wax de. dese na leer waaye ni ngay insister xam nga ñu wax la jàpp lay dans le détail di ngay insister ci ne transhumé da nga alliance te ñun Sénégal ñu loolu xam mooy ku jógee fii dem fee da ngaa transhumé loolu moom même quel que soit lu tubaab bi wax ñun loolu lañu jàng mais dama bëggoon yow nga leeral pour ñun ñi nga xam ne suñu dégg-dégg demeewul noonu ak suñu jàngum tubaab sorewul alliance ak la muy différence yow li nga def lan la. mais xam nga transhumance boo ko traduire mooy màng mooy sàmm yi ñoo koy def. dañuy toll jamono bu nga xam ne fi ñu dëkk seen jur yi dootuñu amati ñax. ñu jóge foofu. dem ci fu nga xam ne dafay am ñax. loolu mooy transhumance. waaw alors yéen journalistes yi parce que loolu seen création la yéen tamit. ngeen ne donc ku jógee opposition. dem si nguur. da nga transhumé. waaw ñun li ñu def. jógewuñ ci opposition. dem ci nguur. parce que suñu waxoon président Sall dañu bëgg a dugg si nguur wala duñ la jàppale. xaj na mu ne ñu. kaay leen ma jox leen poste. donc ñun ñoo ne bëgguñu poste. kon jàpp naa ne kenn mënul wax ne dugg na ci nguur. ñaareel bi aussi xam nga bu dee ñax. misaal mi may joxe souvent xam nga ñaxum nguur. juróom-ñaari at lay sax. waaw juróom-ñaari at. bu dee mandat juróom-ñaari at. waaw wala léegi ñax mu nga xam ne sax na juróom-benni at. ak juróom-benni weer. yaakaar naa ne ñax desatu fa. waaw kon fañ jëm. xam nga lu fa nekk. campagne électorale tàngoor. risque wax. dox sonn moo fa nekk. beneen élément bi aussi li tax ñu ne transhumé wuñu mooy ñun suñu wàllu bopp dañu jàpp ne parti am na droit. bu élection jotee. te nekkul candidat. amul candidat ci biiram. mu seet candidat bu ko neex. mu ànd ak yow. alors kenn mu ko wedd. voilà bu ñu ko defoon 2014. wala ñu nangu ñu fal ñu dara. kon ñu mën a wax ne transhumance am na. mais pourquoi defoo ko 2014 yow. mais dama bañ a def nekk transhumant. parce que dama gëm ne. dama gëm proposition yi. non bien sûr. ok dama gëm ne. faluma Macky Sall 2012. comme faluma ko 2012 nag. diggante 2012 ak 2019 su amee poste na ko jox ñi ko faloon. loolu mooy cohérence loolu nag mooy nuance bu nga xam ne. ñu bari wala am na sax ñu xam nañ ko de mais dañuy jaxase waale rek. man dama yàgg wax ne faluma ko 2012 donc du ma laal postam diggante 2012 ak 2019. mais léegi nii moom yemb na. yemb na mooy la. ba fi mu toll non feek àgguñu 2012. waaw 2019 waaw ba ñu wotewaat ba pare. ba mu gañewaat. waaw foofu laay waxee rek. waaw non mais dama ne. bu li ma yem na mooy laal ni fi ñu toll nii da ngay ànd ak ci terrain bi pour wuti dara. damay wuti. waaw dañuy ànd wuti. dugg si naaj bi. waaw dugg si taw bi. dugg si poussière bi. ñu ñàkkandoo. waaw wuteendoo. maintenant bu ñu amee nag. légitimement. lu fa xew c'est légitime. d'accord ñun dañu ne Macky Sall bala ñuy mën a wax ak moom waxu leneen lu jëm ci leneen ak leneen. mooy dañ koy ñàkkal ba pare. d'accord léegi ndax bu ñu ko ñàkkalee luñ ci am dinañu lew. dina lew te boobu non comprendre naa ko. kon nag léegi comprendre nga transhumance bokkul ak. waaw léegi comprendre naa ne yow doo transhumant da ngaa allié. d'accord naa man neex naa jubóol amoo problème d'accord naa tu n'es pas un transhumant mais. de 2014 bi. président Macky Sall lan la ban femme la jël ba mu approché la ba wax ak yow ba ngeen connexion bi naka la demee foofu ndax dégguma nga wax. non 2014. bi ñu paree élection locale yi. waaw. yàlla dafa dogal man ma nekkoon tête de liste bu PDS. département Kébémer. yàlla dogal élection locale yi ñu gagné. tey jii may waxee maay président conseil départemental bu Kébémer. waaw te ngañaay loolu nag. ay la yéwén su amee. commune Kébémer ci la de. commune Ndande ci la de. waaye nag lu ëppoon ca voie ya Daaru Musa la jóge woon. dëgg la mooy sa fief yow. mooy sama fief. te loolu tamit moo tax département bi basculé.
ba dugg suñuy loxo. ma nekk président conseil départemental. comme ni mu koy defee rek. parce que tamit nag quand même président Sall am na élégance boobu. parce que du woon man dong bari woon na ay kàngaamu opposition yu gagné woon seen gox da leen a woo ndokkeel leen. boobu laa njëkk am ak moom. contact téléphonique. ensuite toog na di def remaniement. xelam nekk ci ne ku mel ne man war na mën a dugg si gouvernement. kon woo na la boobu. mais woo na ma mais ba mu woowee dama ne ko. président maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm mais comme faloo ma la woon 2012. te am na ñu la faloon 2012. bu poste amee nañ ko jox ñooñu nga xam ne. ñoom ñoo la faloon. man na foofu nag grand nag dafa xaw a kii daal parce que dëgg yow wax naa la ko yàgg naa jaje ak yow te nee naa yow bokk nga sama mag yi nga xam ne rusuma ne damay gisante ak yow hors antenne rusuma ko loolu su ma ko waxul sax ñi ma gis ma fa dugg sax danañ ne ki Aïssatou mi di wax dëgg te man rus naa wax lu dul dëgg donc dama la xameewul vraiment ndax yow stratège bu mag nga ci politique. président Macky Sall woo la 2014 woo la njëkk la woo félicité la woowaat la digg la poste nga xaw kat ji noonu ma xanaa poste moo dig moo xawul fort. non du tout. parce que fort non xoolal fii éthique engagement espoir. waaye li ma waxin la rek. du waxin la rek. dégg la laaj. non ngëm-ngëm la xam nga politique man dinaa def politique politique pure. waaw. je suis un homme politique. un homme d'état. bu ma waree jël samay responsabilités. dama koy jël assumer ko comme ni ma def nii. waaw aw moo ci problème. wax fàttali ko léegi ba ma waree waar wi damaa waar wi. ba ma waree ne dañu war a réformer PDS damaa taxaw ne dañuy réformer. tey bi ma ne damay jàppale Macky Sall dama taxaw ne damay jàppale Macky Sall pour am deuxième waaye dama ci ànd ak ngor. éthique. loolu nag moo ma xaw a différencier ak politiciens yu bare. te jàpp naa ne bokk na si ngor looy am daal ak lu ñu lay jox. fekk nga ñàq ca. fekk nga investir ca. fekk nga jël risque ya. fekk nga légitimer ko. loolu laa gëm. d'accord du leneen mais non c'est-à-dire que dañu àggul sax ci poste bi nangam la. ok dañu àggul sax ci poste bi. ci poste bi nangam la parce que dama gëm ne mënuma doxalee. non mais xam nga li nga wax ni pourquoi ma laaj ko mooy su ma juumalee 2015 la génn PDS. donc un an après. foofu la mu bëgg a xam yow lan ngay tontu ñi nga xam ne soppuñu la say noon yi ndax ni ma ko amee noonu nga ko amee. ñu ne da ngaa trahir opposition bi yàgg nga nekk topp président Macky Sall ci bi PDS et que sax am na sax temps yi lu may dégg ñu ne Modou Diagne Fada pour la première fois ci carrière politique am def na erreur ba mu demee ci président Macky Sall parce que doo fa am dara. waaw xam nga 2015. bi ñuy taxawal suñu mouvement réforme bi dañ doon wax. nañu defaraat parti bi et cetera. wax ja neexul. kilifteefu parti bi. ñu dàq ñu. ñu de demuñu. loolu tamit ni dañ koy fàtte. dàq nañu pendant 6 mois. ñu ne demuñu. ngeen toog waaw ña ñu dàq sax ñu yónnee leen ay huissier kii. ay lu nekk jéem nañ ko def pour mën a toog ci biir PDS. gars yi fermé bunt yëpp. élection législative di jub ñu xam ne bu ñu continué naan dàq nañu bu élection législative ñëw dañuy sànni ca mball ga. ñu nag ñu bokkoon ci mouvement réformateur ñu donc nañu jël suñu responsabilité ñu taxawal suñu parti te nangu dàq gi. loolu mooy li nga xam ne moom moo fi xam bon maintenant ku sa wujj di sëlëm. doo set. mais ñun suñu wàllu bopp. am nañu courage bu nga xam ne. suñu gëmoon ne ànd ak Macky Sall. mooy li ñu war a def en 2015 dem mu jox ñu poste mu nekk suñu ngëm-ngëm. dañuy dem. te dañ koy assumer. parce que bu boobaa yi tamit dañ fi dul def lu nga xam ne kenn mësu koo def. ndax suñu baay Ablaye Wade bi ñu jàngal politique. léeg-léeg daana jàmmaroog Abdou Diouf ci ay élection bu jàllee mu dugg. donc loolu amu fi problème ñoom ñi koy wax dañuy wax ju ñaaw waaye xam nañ ne maintenant nag xam nga li ñuy wax bool jëngee yenn livre politique yi. li ñuy wax tir de barrage. wala boog contre-feu. dafa bari ci ñu ko mën ci suñu biir famille boobu ñu bokk. tir de barrage mooy nañ ko wax ne ko ci Macky Sall la jëm pour du fa àgg mukk boo ñàkkee fayda doo àgg. waaw contre-feu mooy nga ne leen guy gi ñu ne la daxaar gi waaw. donc yooyu nag dafa nekk yu nga xam ne ñu mel ne ñun. lu ñu nekk ndaw yàgg quand même ci politique yooyu du ñu téye. yooyu tamit mais ñeneen ne def nga erreur ba nga demee ci président Macky Sall ak na doo fa am dara doo jox mais loolu dégg naa ko xam nga loolu. dégg naa ko sax ci kilifa yu
yenn kilifa yu mag yu nga xam dañ ma woo ne ma yow de ànd nga ak président Macky Sall xaj na da nga ko jàppale bu jàllee même bu jàllee doo fa am dara mais man nekkuma ci am dara ak ñàkk dara xam lu ma nekk man responsable la xam naa ñi nekk ci candidat yi opposition bi yëpp xam naa président Macky Sall analyser naa échiquier politique national bi gis naa ne tey jii pour la stabilité du pays pour que réew mi fi mu nekk nii mu yokk jàpp naa ne Macky Sall moo ma ci doy man xam nga waxuma Macky Sall moo fi gën dama ne Macky Sall moo ma gënal loolu nangu naa loolu léegi grand xam nga jàppale woo ci temps bi xale yi dañu xaw ñàkk kese nii naan temps baa ngi dem léegi ñu nangu seen caméra xëy na jabaru njàng bi fi nekk sax dina ma miyaami dina ma suturaal ba ñu bañ a toroxal nangu caméra yi léegi moo tax grand fi nga jàppale ñu accélère affaire yi mooy fan yi dafa am lu bees lu génn mooy mouvement bi nga xam ne dama tur ba nag laa xaw a fàtte en tout cas xaw pour la réaction initiative pour la réaction du président Macky Sall bi nga xam ne Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko bokk na si ñi ko créé moom ak ñoom Sey Mbacké Ndiaye ak ñoom Pape Samb ak en tout cas ñu bëri ñoo xam ne dañoo jógee PDS nekk fa foofu nag ma la doon xaar yow seen la fa mais seenu ma la fa lu ko waral 2 secondes fii moom mën nga jox 2 secondes. waaw non foofu nag seenu ma fa parce que bokkuma fa. waaw non bokkuma fa li tax woo nañ ma. vraiment woo nañ ma te su may grand lañu. ñooñu nga tudd ñëpp su may grand lañu. wante nag man dama am parti bu nga xam ne. parti démocratie la. maay président bi. waaye mënuma xëy rek nag. ñu ne ma jékki-jékki ne cabax ci benn kuréel bu nga xam ne. ñi ma ci war a waxtaanal sama biir parti. tooguma ak ñoom ma waxtaan ci ak ñoom. loolu benn élément la. ñaare bi aussi mbir yu ñuy wax informellement nii rek. mu jékki-jékki rek ñu gis ko ci presse bi. te ñi ko war a seq toogaguñu. loolu tamit bi mu amee. xaw na ma jaaxal. ci gàttal daal ensuite leneen li itam ñoom jaar nañ yoon ba dem ci président Macky Sall. man jaar naa beneen yoon ba dem ci président Macky Sall. yoon yee bokkul. yoon yi aussi bokkul. ni ñu ko defee aussi waaw mais bokkuñu. bokkuñu. alors kon yaa am nay mbir yu ci bari. ñii nañu jël péage bi yow nga jël ci suuf loolu la péage moom nag ci suuf ñeen neen dafa jël péage yow nga ñëw préféré raam ci suuf am péage beeg yooyu yëpp man dama dox sama dox rek teg ko ci yoon. waaw teg ko ci yoon. ñu woo ma waxtaan ak samay nit. waxtaan ak samay xarit. teg ko ci yoon jël sama temps. seet ko seetantal ko. yaa ngi gën a muus nag ba gis ne lii la donc. yooyu moo tax bokkuma ci kuréel ba maintenant nag ñoom na leen yàlla defal jàmm ensuite. man li may ñaan rek président Ablaye Wade. ñun ñëpp nañu koy suturaal. parce que nag ñun ñëpp bu ginnaaw bu yàlla wéyee. foofu laa bëggoon ñëw. kon nag parce que foofu moom dafa bëggoon ñëw parce que dëgg-dëgg xam nga wax tout le temps man je suis contente ba ma gisee li nga def nii. éthique engagement espoir man éthique bi moo ci ëpp solo. parce que heureusement ba nga jiitale ndax xam nga lu am éthique moom baaxul. parce que man li ma gën a neex si yow mooy. musuma dégg ngay ŋàññante te wax dëgg yàlla ko dak tontu amul ko lépp fit aussi amul waaye xeex suuf ngay def doo def xeexu kaw loolu tamit lépp xeetu nandite la ba ca des nag mooy man xaste ak saaga dafa ñaaw jóge fenn ñëpp xamee la fa ràññee la fa nga am fu lu ne jóge foofu tamit ñëw fan yi tey par exemple maa ngi dégg yaa ngi dégg si journaux yi Souleymane Ndéné Ndiaye ak na mu yàgg ak Wade na yow nombre tànk yi mu fa am nga génn foofu nekkatoo fa taxaw loo xam ne yéen ñaar seconde ngeen ko ci sutura loolu vraiment xaw ma ne lii nag du question sax vraiment mu la neexee nga jàpp ne daal xaw ma ku dugal xam nu ñu koy waxee daal parce que man rafetlu ma ko te ñu ko rafetlu bëriwul ndaxte ku doy noonu lu doy ne premier ministre nga nekk ko lu war a nekk homme d'état nga sekk ak nit kilifa ku doy noonu Ablaye Wade mooy sutura bi nga wax nga sekk ak moom mu wax la sutura si sutura nga war a génn xaaral nekkatoo fa di ko weer rafetul tey dégg naa ko mu naan Karim Wade woon na ko ne ko na toog ak Youssou Ndour na toog ak président xaw ma kanati pour mu am grâce pour mu am grâce pour président Macky Sall après neewaat na waaw Ablaye Wade tamit waxoon na ko second tour bi ne propose deal président Macky Sall est-ce que yooyu bokk na si li tax Sénégal yi di war a naw wala ñuy wekk homme politique. waaw xam nga kenn ku nekk ak sa tempérament. man du ma commenter waxu premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moom la engagé. mais man daal li ma xam. man mooy président Ablaye Wade bokkatuñu parti.
wante mooy sama baay ci wàllu politique. ma nit la ko nga xam ne tamit ba léegi ay xalaatam. ak ay gis-gisam. man daf may inspiré. ci ni may doxale ci wàllu politique. te tamit dama jàpp ne ñun ñi ñëpp. jege woon nañu Ablaye Wade jege yu nga xam ne ñàkkul ñu sëq ak ñoom. ñàkkul ñu wax ak ñoom moom. wante nag am na lu nga xam ne daal xaj na wax ko jotagul. Donc bon maintenant nag kenn ku nekk ak sa tempérament kenn ku nekk ak ni ngay waxee kenn ku nekk ak ni ngay gisee mais man daal président Wade sutura la ko ñun ñëpp amel parce que nag moo ñu njabootee. moo ñu tàggat te tamit ay la yéwén. xañ te nit mënul ñàkk bañ a juume. xañ na ay njuum mënul ñàkk wante nag. man daal président Wade su ma ko mënul wax lu neex ci moom. nga noppi ma maandu ci mbiram. waaw man daal loolu daal defe naa daal nee ak ñoom sëñ Mbacke moom sama xarit yooyu moom dëgg-dëgg président Macky Sall war naa ragal ku toog di xas Ablaye Wade di ko weer war na ko ragal ndax dina xam ne bisu fu wàccee moom itamit kooku lu ma ko xamal wax ko loolu laa nañ ko bàyyi daal sutura daal dafa baax ak homme d'état da nga koy nuróo waaw mais taxaw fii si télé bëgg a poster rek wala bëgg a neexal président Macky Sall lu ne nga wax ko loolu àdduna mi ngi lay xaar parce que buñ jàllee ci loolu ma ñëw ak yow ba tey Modou Diagne Fada ci biir fii nag moom nee naa la dem may ay 2 secondes rek président Macky Sall lan la xanaa ci yu neex yi nga ko defaral ko doy na yow nga ñëw ànd ak moom lu mu bon xanaa bu dul sax benn tàngal man sax wala sa mbokk mi dina ko yokk na mbokk mi wala wàññi na ko. non mbokk mi daa wàññeeku. waaw dafa wàññeeku jërëjëf mais am na quand même quelque chose benn affaire benn mbaquus benn nangam rien du tout dara. ci la. mais ba ngeen toog waxtaan ba génn. xanaa dina jox carburant sax. non am naa carburant. mais am nga mais yokku rox yàqul jën. non mais xam nga Aïssatou. waaw maa ngi soo comprendre. xam nga Aïssatou. man waa wala déedéet na grand nag temps baa ngi dem. même waa wala déedéet jox non dama wax waaw non xam nga loolu amul. xam nga lu tax. jox la dara. non c'est-à-dire que da ko dul sax ñeme. mais président si jëm naa seeti. non jox la dara déglu ma wax la xam nga man su ma jàkkaarloo di wax ak président Macky Sall. am na lu nga xam ne sama scrupule may na ma ko. am na loo xam ne mayu la ko. am na lu nga xam ne may mais moom moo war a nekk. mais moom itamit booy génn bu ñu valise jox la. non moom itamit am na lu ko fitam may. ak lu fitam mayul ak lu ko fitam mayul. te nag Aïssatou man xam nga sànq bi may wax affaire transhumance ak allié dañ naan fa wow mais man yàlla moom mooy suturaal Aïssatou tey ji may président conseil départemental bu Kébémer am na lu ma fay for waaw député à l'Assemblée nationale là aussi am nga la fay for am na lu ma fay for donc bu dee jot a dajale déedéet dajalewuñu dara sax dajalewuñu dara déedéet dajalewuñu dara alors léeg-léeg nga génn bitim réew defi mission foraale dara donc ñun nekkuñu ci position bu nga xam ne dangay tàllal loxo vraiment dañuy tàllal loxo wala dañuy soxla jàppale nit pour kooku di yëkkati dara di ñu jox wala di ñu defal dara parce que nag am na lu ñu romb te nag souvent léeg-léeg nit wax loolu mais ñi ma xam dëgg ma bokk ak ñoom université 88 89 ba 93 94 ma nekkoon xale bu ndaw 20 ans et quelques doon yëngal jamono à l'époque doon yëngal université su ma nee nii 50 000 étudiants mën a taxaw ci mbedd bi président Abdou Diouf nekk fi ñu jàmmarloo ak moom autorités universitaires yi nekk fi ñu doon jàmmarloo ak ñoom su fekkonte ne ku woyof bopp la ñu wala kuñ mën a corrompre wala nangam booba lay demee noonu waaye jamono ji rek wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ba nga xam ne ñun dañu bëgg campagne bi ñëw ñu jël suñuy li ñu yàlla dénk ci oto ku si néew li ñu yàlla dénk ci wecce ko su néew ñu yokk ko ci li nga xam ne Macky Sall dana ko génne pour jox ko communes yi ak département yi pour ñu campagne. d'accord noonu lañ bëgg a ànd ak président Macky Sall. waaw loolu mooy ànd su gor léegi ba ca des sa ànd ak président Macky Sall lan la nar a yokkal ak yow sa bopp loo ko nar a indil kon ci lu gàttal. non ñun li ñu ko nar a indil d'abord. mooy suñuy militant ak suñuy responsable. waaw parce que nag foo dem ci Sénégal yeesal mu nga fa. waaw te waxtaanee nañ ko waxtaan wu nga xam ne gëm nañ ne kenn du rëcc. ñaareel bi aussi. ñu baree bari te nekkoon ci opposition bi wala sax parfois ñu nekkoon ci APR. te xaw a mer bi ñu déggee ne ànd nañu ak président Macky Sall. wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw. comme suuf di dugg ci suñu biir
parti pour jàppale. léegi moom lu mu la mën a yokkal moom président Macky Sall. mais li mu mën a yokk xam nga lu ma mën a yokkal. ci yow waaw. non man sénégalais laa. waaw xam nga lu ma mën a yokkal. mooy bu ko yàlla dimbalee ba mu jotaat réew mi. bu réew mi nekkoon 2 mu yóbbu ko 20. bu nekkoon 20 mu yóbbu ko 200. d'accord ci fànn yi nga xam ne yépp mooy li tax nit di def politique mooy liggéey pour sa askan jëm ci kanam. waxoon nga fi ba ngay annoncé keroog sa alliance ak président Macky Sall journaliste yi laaj la ne la est-ce que yaa ngi dëggal ba léegi li nga waxoon ci jamonoy procès yi Khalifa Sall nga ni procès Khalifa Sall dafa politique yaa ngi koy maintenir ba léegi. xam nga nag Aïssatou. keroog bi may def waaw du ma neex. non keroog. li nga wax du ma neex waaw waxal rek. keroog bi may def conférence de presse. waaw. c'était la première sortie. waaw ginnaaw bi ma àndee ak président Macky Sall. waaw euphorie laa nga wax noonu. non du tout. waaw nit dafay am cohérence. waaw nit dafay am cohérence. maanaam waxu démbam. waaw niru ak waxu tayam. waaw maanaam. mais gis nga mbiri Karim Wade. ak mbiri Khalifa Sall moom. la ma ci doon wax. wax naa ko bu pare. c'est-à-dire loolu. la ma ci doon wax rek c'est-à-dire que la ma ca xalaatoon démb ak barki démb mooy la ma ca xalaat barki démb waaye nag bu benn journaliste nag tonteeti ci man ne kaay nag léegi nga yokk ci léeg sànni ci léeg dangam la ma doon wax ci biir Karim Wade Khalifa Sall daal. wax naa ko ba pare. te dégg nga ko. non Sénégal yi itam dégg nga ko. non boo jàngaatee journal yi da nga ko dégg. non dégg xam nga nee naa la dama xaw a jëm mag léegi dégguma ko parce que dama jóge ci congé bu xaw a yàgg dama ci xale yi ñoom wax léegi dama bu ko fàtte laaj affaire li ma waxoon ci Khalifa Sall moo tax dama fàtte daal mais loolu. man daal li may ñaan mooy exactement ci Khalifa Sall li may ñaan mooy Khalifa Sall ak di sama mag. Karim Wade di sama frère yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla suturaal. waaw fa nga yem. foofu laa yem yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla suturaal waaye fi mu toll nii daal nekkuma comptable ci bilan Macky Sall. waaw waaye je suis solidaire. ci bilan Macky Sall. maanaam daal yow daal vrai allié nga daal. vrai allié. waaw lu rafet ngay wax. lu leneen li moom laa koy wax directement. kon daal kon moo xam ne kon sama question man est-ce que man téema ji tëj émission fii benn jarul tëj. affaire nar a ñëw nii kay est-ce que ci tontu sax. laajal parce que maanaam man li ma la bëgg a laaj maanaam sunu justice bi nga xam ne. président Macky Sall ñu bañ ñu koy accusé ne daf ko jël rek pour dóor benn xaalis justice bu ko neexalee mu jël mbéj dugal ci kaso la. Khalifa Sall ak ñoo kenn koo xamante ne nii yaakaar na mën nga nekk adversaire am suba 2019 mu di jëndil la dugal la rëbës est-ce que li dañ ci tontu. non xam nga liñ ci doon wax ci wàllu sunu justice. waaw boo ñu toppee. yaakaar naa ne xam nga liñ ciy wax. waaw liñ ciy wax mooy gis nga du dañu mën a wax ne justice indépendantul wala justice. dafa am indépendance wala déet. am na magistrat yu nga xam ne ñoom moom seen bopp ñoom ay indépendant lañu. am na yeneen xeetu magistrat yu bokkut ak ñooñu. loolu moo am ci Sénégal gi moo am France moo am Amérique moo am feneen ak feneen. donc loolu nag dama jàpp ne dañu war a indi ay réformes. ci wàllu justice. fexe léegi ba procureur dootul dépendre ci. ministère de la justice. fexe ba président de la république dootul jiiteeti conseil supérieur de la magistrature. réforme yooyu jàpp naa ne démocratie Sénégal war na fa yegg. te lu bari la lu nga xam ne tey ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu justice. ñu ngi koy d'accord léegi sa naataango Cheikh Bamba Dièye la mu yàq magistrat yi loolu mën nga ci wax. bu ma nekkoon place am du ma leen yàq loolu. waaw dëgg rek laay wax. parce que tamit waxtaan wax dëgg. ca la su ma nekkoon place am du ma leen yàq loolu. waaye tamit man jàpp naa ne mbir moom bi tamit jarul garaawal. waaye ndawul tamit. waaw d'accord ndawul parce que ki wax mooy kilifa. c'est ça ki wax mooy kilifa. mais jarul aussi jarul garaawal jarul xëcc. xam nga ñun tey ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ànd ak président Macky Sall bëgg ko falaat. ñaari objectif rek la ñu war a am. sëgg ci soxlay sénégalais yi. pour saafara ci lu ñu man ak préparer wu
activement pour falaat ko dès le premier tour. d'accord léegi yii na mooy avant dernière question yi mbirum kii Prodac boobu loo ci doon foofu ba am un petit commentaire foofu. foofu nag dama ko toppul bu baax. mais daal man li ma jàpp. topp ko bu baax non topp ma ko non topp ma ko bu baax c'est sérieux li ma jàpp daal mooy li ma mbay. Fadi bi jommal na ma. non jombal wala. yow Prodac bu rëy bi ngeen topp ko. non topp ma ko bu baax sax gisoo sax j'avoue que fii sax dama def lu grave gisoo dama ko oyofal ne maa mbay sama xarit te dama toog fii man xam nga nëbb ma sama bopp. dama toog fii télé bi di ko accablé. mais man sama bopp dama assumé ne dama ko oyofal waaye sax taxaw nga déggoo ko. non wax ma dégg ko de. Prodac bu rëy bii nga waaw yéen yow Cheikh Ndoye sa waa ji non wax ma leen ne dégguma ko. da ngay de topp ko. jërë topp kay non si non xam nga non mënuma wax ne dégguma ko. parce que dégg na mais topp ma ko mooy. gisuma facture yi ñuy wax. kuy gis facture ñu ne gis facture ñun kay ñu ne lañ dégg xam nga tam non ditu gisuma contrat yi ñuy wax. waaw liiruma ci benn Babacar da nga noppi non xam nga sax Babacar la mais gisuma contrat yi gisuma facture en fait topp ma dossier bi. waaw de telle sorte que li ma mën a dégg rek mooy. li presse bi wax ak li Mame Mbaye wax. waaw léegi nag yow loolu. non dans mon fort intérieur. aw ma benn raison. pour accuser Mame Mbaye Niang. aw ma benn raison non pas de solidarité man bokkuma si gouvernement non bokkuma si gouvernement. wàññi noonu moo gën yokk. non bokkuma si seen. bokkuma si gouvernement mais dama ne la. dama la yàqal gannaaw non bàyyi ma génn foofu dama la yàqal non foofu gannaaw bàyyi ma génn foofu dama la yàqal. man daal gisuma lu mën a accuser damay xootal nga bëgg a insister damay xootal de nañ génn foofu kon léegi xam nga du ñëw fu gën a nooy mooy président Wade sa diggante ak moom kañ nga mën a déggante ak moom. président Wade ñu ngi gëj a déggante bi mu fi mujjee Sénégal. bi mu mujjee Sénégal. waaw jël naa sama tànk ma dem ba këram. seeti ko. ñu waxtaan laamisoo. ndax xam nga nañu mujjoon gisante daa xawoon tànk. waaw te nag nit ak waajuram waaw nit ak waajuram waruñu tàggalikoo ci noonu. moo tax bi mu ñëwee. ma jël sama tànk dem fa ñu waxtaan ci yooyu yëpp ba lépp aplaniru ba mu xam ne xaj na gis-gisu politique bokkunu ko waaye nag man doom laa te moom itamit sama baay la sa waajur Karim Wade nag kañ nga ci gisante kañ nga ci déggante moom tamit Karim Wade gëj naa ko dégg bi sama waajur wu jigéen génnee àdduna en 2016 booba la ma woon téléphone doon ma ko jaale. xaj na dafa jógul bi sama papa génnee àdduna boobu moom woowu ma téléphone mais bële moom 2016 woowu dama téléphone boobu laa ko ma joon dégg mais amuloo impression kon ak ñenn ñi ni ñu jàppee ne xëy na da nga trahir Ablaye Wade ak parti moom mi nga xam ne moo la def premier loo xam ne nii mi ngi ci livre histoire du fay premier en tout cas plus jeune député du Sénégal amul benn impression de trahir non du tout man du ma traître bay trahir kenn président Ablaye Wade c'est vrai moo ma njëkk a def député ci at yu nga xam ne booba néew naa ay at trop moo ma njëkk a fal aussi membre du gouvernement mais bu nit ñi fàtte aussi de man lu dul sama bakkan rek jox naa ko Ablaye Wade tëddal naa ko kaso damm nañ sama loxo xaaj nañu ma xeex naa pour mu jot ci réew mi c'est normal nag comme li ma waxoon sànq rek boo investiree ci benn cause ci benn affaire ba loolu jur dara c'est normal que ñu jox la responsabilité ñu jox la cër parce que lañ lay jox danga ko mérité tànnul rek Aïssatou Diop Fall def ko plus jeune député dëgg la dafa tànn Modou Diagne Fada parce que Modou Diagne Fada am na lu mu doon tekki tamit ci jamono jooju loolu nangu naa ko dernière question mooy candidature Karim Wade bi ak ni nga xam ne moom mooy mujjantal te ma fàttali ne loolu bokkoon na si yow li tax sax nga am problème PDS bañ dàq la fa muy réforme yi nga doon sàkku donc mujjantal gi nii njeexital bi bu dee noonu lañ ko waxee ci olof loo ñu si mën a tegal l'avenir t'a donné raison ou pas tu es un peu satisfait non c'est-à-dire man je ne suis jamais satisfait du malheur des autres tey sama bëgg-bëgg sama bëgg-bëgg moo doon Karim Wade ñëw bokk ci joŋante yi comme ñëpp mais li coow li xaw nii PDS nekk lu ma bett parce que 2015 waxoon naa leen ko 2016 waxaat naa leen ko nee naa leen woon nañu defaraat parti bi nañu wut plan B
defaraatuñu parti bi wutuñu plan B. donc ba léegi débat ba mu fa bàyyi 2015 moo fa nekk ba tey te waxoon naa à l'époque 2015 ne man du ma bokk ci suicide collectif. maanaam ñi nga xam dañoo tëb ñoom ñëpp pour xarandoo benn yoon Modou Diagne Fada bi ci bokk. 2015 laa waxoon loolu te ba léegi yoon wi ñu aw bu ñu ko wàccoon. jàpp naa ne dina jafe trop pour ñoom. te dama gëm ne mbirum politique. lu nekk ak contexte. nañu analyser waat contexte bi. seet neneen nu nu jëlee mbir mi. parce que bu dul loolu l'histoire me donnera raison en tout cas jusqu'à présent l'histoire me donne raison sur mes cousins du PDS. Baye Ablaye rek bokku ci. mes cousins du PDS. boobu leer na Modou Diagne Fada ñiital parti bi di LDR Yeesal allée bu bees tàq bu ñu daaj ci paquet bu président Macky Sall nekk tamit président conseil départemental bu Kébémer sa émission jeex na ñu bàyyi da nga tàggatoog àddina. di la gërëm Aïssatou comme d'habitude rek xam nga yow sa émission du yomb ndax yow yaay Aïssatou Diop Fall. mais sa émission toujours dafay neex. parce que foo jaar indi li xale di wax ñele ji yu bees. te tamit foo jaar tooñ ki ngay waxal. pour am ci moom li nga bëgg am ci moom. yaakaar naa loolu tamit mooy def la différence entre yow beaucoup d'animatrices beaucoup de journalistes. maa ngi lay encourager. merci di gërëm di sant mbokku téléspectateurs yi. nga xam ne ñoo ñu doon seetaan. di leen jégalu bu fekkente ne am na lu ñu wax lu ñu warul woon wax te di leen dox daje. beneen yoon. waaw ñu lay gërëm kon bu baax a baax Modou Diagne Fada li nga wax si man yëpp loolu yàgg nga ko wax te comme ni may waxee rek man moom bu suma benn yoon taxaw ndax dama ci bëriwul xarit trop nag contrairement aux apparences mais lu néew li nga xam ne daal si ndax ñeme ma trop homme politique ak ndax defe naa on fait pas bon ménage ak ñoom journaliste ak homme politique moom surtout na boo xawee doy waar comme man du yomb toog nga xaritoog ñoom mais ñi ma si jot a xaritool bëriwuñu waaye ñooñu ñi ma feer ndax dañuy demalante comme yow sama mag nga te xamantewuñu nii xamantewuñu 2 ans 3 ans nangam donc mën naa wax ne presque sa kanam laa yaroo ndax ba tax na ñu am relation privilégiée boo xamante ne du ma sax damay échanger yow ci yu bari donc loolu rusuma koo wax fii ndax ay relation yu particulière te yu ma yoo xam ne dama ko chérir nag ba tax na ma lay gërëm aussi di la sant ba saa yu ne soxlaa nga ñëw tey xëy na ñu bëri bëggoon nañu la jël nag ndax lii tamit journaliste dañ soxla yii koo xam ne yaa ngi ñànk buzz bi rek yaa ngi buzz te xam nga buzz moom ba créer buzz baaxul buzz fekk si daa am solo moo tax ku fi créer buzz rek buzz bàyyi la fa nga am lañ moom tubaab dox bat buzz te yàlla ñu si yàlla musal donc ma gërëm la vraiment saa yi ma soxlaa nga taxaw te boo ñëwee aussi wax fi lu am solo lu am sens loo xam ne dina xoromal émission bi ndax li koy xoromal mooy li neex Sénégalais yi ñu lay gërëm si loolu di gërëm aussi bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom nga àndal may gërëm nag na ko noonu Cheikh Ndoye nga xam ne ba ma xamee Cheikh Ndoye yàgg na daanaka dëgg-dëgg ma ne nee naa ko suma bis ma bëggee jël keneen ci LDR Yeesal rek Cheikh Ndoye laa jël donc Cheikh nag xam naa ne yow nga préparé li jënd ay costume ak cravate te xam naa ne maa yow moom léegi ñu face to face donc ma gërëm ko bu baax moom naka noonu aussi Babacar Ndiaye yàgg naa ko yow moom i tamit di gërëm daal képp koo xam ne de près ou de loin takk na ci yow mi Modou Diagne Fada naka noonu ma gërëm aussi sama équipe rek jiital si bu baax a baax nag sama rakk jooju Mado Diaw borom glam style by Mado ci make-up bi moom équipe ci make-up beeg bagage yëpp daal ak jàppale bi gis naa loolu yëpp di ko gërëm di ko sant di gërëm nag bu baax a baax sama rakk bopp sànq da nga tudd magistrat yi te saa yu ma dégg lu naqari ci magistrat yi rek sama xol dafay xaw a tooy ndax damay xam ne dañuy maas nuur gi te am na ñu baax comme ñun journaliste ndax man sama rakk boo xam ne maa nàmp jox ko mu naam ñoo bokk ndey ak baay su ma dégg dina ma rey ndax bëgguma tudd ko ci télé bi léegi ñëpp xam nañu sama rakk la muy Ahmadou Moustapha Fall juge la à la cour d'appel moom moo topp ci man direct te képp koo ko xam na ne bokkul ci dara ci ñu dëng ñi donc foo dem rek comme ñun journalistes yi am na ñu baax am na ñu bon mais lu ñaaw mooy nga généraliser ñëpp toog ci télé di xas ay kilifa ci loo xam dara lu leer la ci loolu kii en tout cas am naa beaucoup de fierté am un magistrat dans ma famille et sama rakk jooju ma koy nuyu baax di ko gërëm ndax mi ngi may jàppale même ci émission bi da ciy jàpp di ko gërëm di gërëm aussi sama benn rakk na boo xam ne tey moo neexal sama émission mi ngi noonu toog xam fu mu làkkatu mais madame Ndour madame Ndour a ngi noonu toog nee naa tey moom
dëgg dafa dama surprise bu neex nag ndax damaa bëri ay rakk macha allah waaye sama rakk yi bëri te bokkul moom Marie Gueye tey damay na xas-xas ba nga xam ne tey miyaa dafa bàyyi lépp ñëw toog ma ne ko loolu yëpp fonk ma rek moo tax nga def ko Ndour ma gërëm la ndax ni nga ñëwee neex na ma ñëw dafa ma surprise ñëw toog ak man bàyyi si lépp ñëw toog assisté sa mag def émission bi ma lay ci gërëm di la sant di gërëm nag sama rakk jooju aussi Marie Gueye ma nga noonu di gërëm sama yeneen ñaar rakk yoo xamante ni ñoom nee na ñoo sa vrai rakk muy Anne Émilie ak rakki Sidibé ñi ngi foofu ci fi nga xam ne mooy direction ressources humaines bu TFM may gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm tamit Xaadim Cissé mii ci caméra bi xam feggoog Hamza Diallo moom itamit Hamza di denc sama rakk sama doom plutôt maman Arène Diallo di gërëm naka noonu Abdourahmane borom son yi kan laa fàtte Abdourahmane borom Lamine Bayo tey moo yor lumière yi ak naka noonu Moussa Sène ci montage bi du ma fàtte nag benn yoon ki jiite équipe production bi nag di sama mag jooju Joséphine Mboup ak nag képp koo xam ne rek yaa ngi doon bëggee émission bi ñooy jox daje incha allah beneen dimanche ak beneen invité jërëjëf.